wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuh mbokki askan mi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu seen émission pencum askan wi mi ngi del si jox leen loxo naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi nuyu bu gën ci nuyoo yi maa ngi jaajëfal mbokk yi ci xarale gi ci programme TVM la télévision nationale jox leen cër bu baax a baax fa tabarakallah lu ko dalee ci directeur général bi ba ci mbokk yi nga xam ni ñoo fi nekk di doxal askan wi di doxal itam jokkalante bi fa tabarakallahu Ibrahima Idriss del si di leen ziyaar di leen ñaanal yàlla waaye làqu yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu jéggal leen seeni bàkkaar xaar leen ci ajjana yu gën a kaw yi bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad waaye itam di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk ci këru santé yi aji feebar yi ñu ngi leen di ñaanal buur bi yàlla fëgg seen bopp ngeen dellu seen njaboot bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad tey comme nuñ koy dëgmale dañ fi am koo xam ne kilifa la as ndaw soo xam ne kilifa la bokk ci waalo ñu ràññee ni ku xarañ la ci mbir mi di acteur politique ñu koy wooye Aline Diadji Niang Aline Diadji Niang moom la penc mi dalal tey di ko sant di ko gërëm waaye di sant yàlla ndax moo ñuy may saa su jot ñuy xool ci ndaw réew mi di góor di jigéen seen xalaat ci réew mi ak seen taxawaay donte ni ay exemple lañu waaye luñ ci namm rek mooy mbokki aji ndaw yi suivre li nga xam ni moom la yeneen mbokk yi di doxal ndax àddina noonu la jokkalante mu am solo trop Aline Diadji Niang bu ma koy taxawal ci li fi mu ne ak li muy liggéey ak taxawaayam damay wax ni mi ngi bokk ci commission bureau exécutif secrétariat art ak culture ak sport wàllu tàggat yaram ak wàllu culture nga xam ni culture réew mi solo bu mu am ci kuréel yi ñuy wax Union pour la République Aline Diadji Niang fa tabarakallahu ñu ngi lay ziar di la gërëm di la dalal ci seen émission pencum askan wi nuyul mbokk yi yaa ngi lay déglu. alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu waa askan bi yëpp di jiital si nuyoo bi kilifa réew mi di si toftal aussi bërëb bi ñu nekk kilifa gi di la nuyu yow tamit di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp di am mbégte ak contentement bi nga ma dalalee tey si sa émission bi di ñaan yàlla lépp li nga xam ni fas yéenoon ko ciy wax mu doon li nga xam ni fa tabarakallahu muy luy defar te doon li nga xam ni aussi dana jëmale waxuma suñu askan kese mais dana jëmale réew mi yëpp incha allah kanam ci kanam incha allahu rabbi marhaban bikum ñu ngi lay dalal jàmm pencum askan wi nag comme li leen ko waxee ndaw réew mi rek moo ñu soxal ak ci li ñu xarañ maa ngi ciy nuyu sama naataango di sama chef Lena Dieye maa ngi lay béggee Mariétou également di nuyu mbokk yi nga xam ni Soya Wat fa tabarakallah monsieur Tandian ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ndax nekk nañu ñu xarañ ñoo xam ni ci wàllu télévision de Mauritanie fa tabarakallah di leen jaajëfal Aline Diadji Niang mbas mi di Covid-19 réew mi ñu gis ne di seetlu benn bàyyeeku bi nga xam ni par rapport ak geste barrière yi mu mel ni yaa ngi ma koy wax léegi mu mel ni nit ñi dañu constaté wala dañu gëm ni mbas mi nekkatu fi te war nañ ci taxaw daal ci geste barrière yi fa tabarakallahu bu mu la waxee Covid-19 boobu ba léegi ban jàngat nga ci am. waaw Idrissa maa ngi lay gërëmaat bu baax di la sant si dalal bi li nga ma posé question bu am solo la mais question la bi nga xam ne aussi wax si aussi dina am solo. parce que Covid-19 bi ñu koy wax coronavirus. gis nañu bu mu duggoo ci réew mi ba léegi. pour ne pas dire àddina bi yëpp. suñu taxawaay réew. am na ci solo bi nga xam ni.
moo waral xëy na lii nga gis lii tey à la dernière minute. bàyyeeku bi nit ñi bàyyeekoo. les mesures de barrière yi nga xam ne ñu bare ñu ngi koy léegi di ko négliger. parce que lu ko waral mooy bi Covid bi feeñee ci réew mi. taxawaayu kilifa gi muy président de la République. matuwaayum si jël ànd ak gouvernement am. ñu liggéey si liggéey bu mucc ayib. ñu doon gis am na ay temps toll woon na fa nga xam ni ku nekk si ñun amoon na benn panique bu mu doon dund ci biiram. yàlla dogal mu dem ba instant yi panique boobu ñu gis ni. xaw na wàññeeku si nit yi. cela veut dire que résultat yi ñuy gis yi ñu koy joxee. mooy wane ni si ñenn ñi ni. pratiquement jeex na wala amatul sax. donc boobu philosophie nit ñi am seen bopp ni Covid bi presque jeex na. wala ñu wax la tey am na 10 cas suba ñu la am nañu 4 cas mas nañu fi wax je pense 4 wala 2 cas. donc nit ñi ni kon cela veut dire jeex na. ba tax ñu bàyyi mesure de barrière mais sama gis-gis. ba tey war nañu mën a respecter les mesures de barrière. parce que tant que ñu ngi noo wax rek ni am nañu ay 1 cas 2 cas. ñuy gis ni mi ngi wàcc. mi ngi wàcc. mais ñu gën a respecter pour mu mën a jeex. ndax buy wàcc rek c'est parce que duñu yaru. duñu respecter suñu ordre kilifa yi. respecter ce que le ministre de la santé joxe muy ay instruction. boobu respect ñu ko respecter ak yar buñ ci am bi ak fulaal buñ ko fulaal bi gëm ni daf fi nekkoon gabaabal nit ñi. boobu lu ñu war a continuer. si kàttanu yàlla ba yàlla dimbali nu ba ñu ne tey dara amut mais bàyyi buñ ko bàyyi bi. duñ ko rafetlu mais xam nañu rek loolu moo sabablu nit ñi xaw am benn idée. tuuti rek ni xëy na Covid bi dafa amatul. wala dafa lu mu gën a wàcc rek ci résultat yi ñuy seen yaa ngi koy wax léegi. muy gën a méchant. waaw foofu la calcul bi nekk boobu maa ngi jàkkaarloog askan wi. di leen ñaax ci loolu. ñu jàpp ni Covid 19 ak information yi nombre de cas yi ñuy gis ni mi ngi wàcc boobu la risque foofu la risque am risque beneen vague boo xam ni dafay ñëw te loolu mi ngi ajo ci li nga wax nit ñi dolli foog parce que boo bëggee faj mbir il faut nga foog yu bare te virus bi fa tabarakallahu ci la bokk ñu ngi masawu coono ñi nga xam ni ñooy famille yi nga xam ni dañu am ñenn ci ñoom ñu wàññeeku ci ndax Covid 19. ak mbokk yi nga xam ni dal na leen ñu dellu seen bërëb. di rafetlu institution yu bare yi nga xam ni ba léegi ñu ngi respecté doo fa dugg te solo masque. te respecté distance yi loolu la ñuy ñaan nag ci askan wi fa tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla def dàqal ñu mbas mi nga xam ni lëmbe na réew yëpp waaw du mbokk du xarit xàmmeewul borom alal xàmmeewul kenn donc ku sàggan rek. mu dugg la ñu ngi nuyu tund waalo yëpp njaago ba gaani bala may dem ñu jàll ki nga xam ni moom mooy monsieur Assane Gaye le directeur général de ONSER nga xam ni am na waajuram bu wàññeeku jamono yi mbokki gaani maa ngi leen di jàll ànd ak mbokki communauté bi di leen jàll suñu waajur woowu làqu fa tabarakallah yàlla na ko yàlla xaar ca àjjana yu gën a kaw yi Aline Diadji nga nekk ndaw buy yëngu ci wàllu politique ñu ràññee la am na yu bare jaar nga ci nekk nga fi candidat à la députation nga nekk doomu Gànni boo mooy wax ci situation réew mi lan nga may wax. may ma tuuti rek balaa may répondre ci question boobu ma delluwaat ci li nga junj léegi. muy suñu frère. suñu mag. suñu xarit. DG ONSER Assane Gaye bi nga xam ni waajuram bu jigéen maanaam rakku yaayam génn na àdduna naka démb ci ngoon ñu dellu di ko maso mais di ko jaale di bokk ak moom naqar bi xam ni waajuram suñu waajur la ndax ñoo dëkk ba pare ñoo ñu yar et ñoo def si ñoom tey li ñu tiitaroo ñoo def si ñoom tey ñun lu ñu doon kon ñu ngi koy jaal bu baax di ko jaale son grand frère Massamba Gaye di ko jaale aussi sama xarit Modou Gaye bu nekk en Belgique ñoom ñëpp macha allah ñu leen maso di ko jaal nag réew mi yëpp di ko jaal waa Waalo yëpp xam ni Waalo kenn ko fa ñàkk rek pertement la si ñëpp a yàgg kooku loolu laa bëggoon dellu si loolu di feddali aussi sama njaal si ñoom waaw li nga wax léegi li jëm ci wàllu réew mi politique bi ni nga ko gisee daan si sawar nañ xam nga sax du fànnu politique bi réew mi en général mais comme da nga am li nga junj ndax da nga ni acteur politique moo tax ma répondé noonu parce que réew mi gis nañ ni am na
buñ ko mënee wax rek am nañu ndoxalin bu bees bu ñu sentir gis ko ci réew mi tey képp ku bëtam lëndëmul rek mën na ni gis na tey réew mi jël beneen alentir beneen doxalin bi nga xam ni ñu ngi gis ni wax dëgg yàlla suñ si jàppalee son excellence le président de la république ak son gouvernement daanu gis ni fu mu nu jëmee xëy na moo gën fu ñu newoon ndax si sama gis bu tuuti suñu at bariwul waaye depuis 20 ans ñu ngi gis ni réew mi nu mu doon doxee ak lii nu gis tey son excellence instauré que bu si programme bi mu nar a vraiment appliqué pour réew mi yëpp nag wax dëgg yàlla doxalin bi du benn changé ndax si biir programme bi gis nañ si mu ni dafay jéem a jubbanti lu jubul woon mooy instauration wala rectification wala mu rectifier ce qu'on appelle l'injustice bi nga xam ni amoon na fi mu jéem a ko réparer donc yooyu façon la li nga xam ni bu ñu ko appliqué tekk ci yoon rek daanu gis ni doxalin réew mi mi ngi jël beneen yoon et si loolu la ñu mënee tënk wax ji rek xam ni lu ñu gis daal franchement réew mi di ko doxee ci dernière année bii rek nga xam ni président bi jël nekk malgré Covid bi nga xam ne dugg na ci benn at bi la ñu nekk moom laa la wax at bii rek benn at bii rek ñu passé ñu gis ni président bi def na ko bu ñu doon tirer son bilan rek noonu ni c'est positif ndax Covid bi rek ak bu mu duggoo rek tax na fa tabarakallahu ñu yaakaaroon yëpp day nasaxaay waaye si xariñu président bi gouvernement am ak si seen vigilance ak doxalin bi nga xam ni jël na ko teg ci réew mi bu mu koy wut ni lii laa bëgg a doxalee réew mi di ko appliquer joxe ay ndigal ni nañ ko appliquer moom ni mu ko bëggee ñëpp xam na ni doxalin réew mi ngi ci yoon ndax bu ñu seetloo tuuti rek daanoonu gis ñu jox ñu dénk la liggéey mais di la jox ay directives na nga koy defee mais gis nañu si gis sas voilà bàyyi la ak sas jox la sas ba pare fii dina gis la président de la République da lay sas bàyyi la ak si sas ne la doxalal ni ma ko bëggee mais doxalal ni ko yoon bëggee et su ko defee nga indil ma résultat kooku façon doxalin la ba nga xam ni buñ ko xoolee rek daanu xam ne réew mi ngi jël beneen yoon jërëjëf koo dénk responsabilité surtout responsabilité réew mi da nga koy mën di évaluer y a jamais eu de responsabilité sans évaluation wax nga ko dafa am taxaw seetlu boo xam ni bëgg naa ñu def ko ci ku jub langue politique bi xool xam nga boo dee ndaw nam ma def politique mooy nga gérer li nga xam ni toppatoo saytu li nga xam ni moom la askan wi soxla nga gérer ko sorewul mais bu ñuy xool entrée parce que wax nga fi situation yoo xam ni situation yu posé la situation yoo xam ni naam war na mun dal xel mais situation yi booy wax ak ndaw mi nga xam ni dafa nam mu def politique loo koy wax ci actualité bu mel nii nga wax dama koy wax benn mu dal ndaw muy def politique ñëw ci situation bi ni dund na dal te mu topp ñi nga xam ni daan ko yóbbu si li réew mi di doxee instant bi ndax Idrissa lépp loo gis rek dafa laaj expérience lépp loo gis dafa laaj expérience ndax loo jàngul doo ko tari te fii amul école politologue fii kenn génnu fi si benn université de la terrain bi rek moo fi nekk terrain bi application dem sur le terrain ànd ak say aînés ànd ak say ñi nga xam ni tey ñoom duñu xarañ si domaine boobu am ci expérience nga ànd ak ñoom ñu lay teti donc ndaw mu bëgg réussir si boobu da ngay dal ànd ak ñi nga xam ne ñoo la ëpp expérience également di leen déglu waaw mais réew mi nu muy doxee boo ñu bëggee ni tey rek na lépp sotti si benn bis du sotti donc ndaw ñi li ma leen di wax foofu comme man ni mu koy waxee sama bopp mooy également yoon bi leer na mais pour nga jaar si il faut ñu tete la voilà ndax ku la njëkk si néeg bu lëndëm xaw ni ko olof yi di waxee bu génnee sooy bëgg a dugg soo jaaree si moom li ko faqasalo du la faqasal donc loolu waxu wolof la te am na lu mu tekki kon am nañ fi ay kàngaam am nañ fi ay vraiment ñi nga xam ni tey kenn dootul leen nasaxal si affaire expérience politique su ndaw ñu toppee si ñoom déglu et jël royukaay bu mat et ñu dal rek je pense que lu ñu bëgg si waaw kon ndaw yi dal moo am solo dal sax la àddina bi laaj parce que duñu teel rek nga ni damm na vouloir aller beaucoup plus vite
que le temps nga xam ni jot gi ak waxtu yi buur bi yàlla moo ko moom donc li nga wax tamit suñu diine prévoir na ko mu nekk loo xam ni lu am solo la opposition mauritanienne gis nañu njiitu réew mi ubbi buntam ngir askan wo ubbi waaw loolu ban jàngat nga ci am diir lay def wala lu am durabilité la. xam nga foofu li na laa si am muy jàngat bi nga xam ni wax dëgg yàlla dafa doon li nga xam ni daf ñu frappé nu ñëpp parce que je peux dire que les pays les plus démocrates suñu bëggee régler ay problèmes yi nga xam ni dañu des problèmes épineux yu nga xam ni duñu diis duñ ko bàyyi ak gouvernement kese parce que gis nga réew mi dafi am yu bari yu fi jaar am ay xat-xat am ay tolof-tolof te nguur gi maanaam gouvernement son excellence Ghazouani et son gouvernement mënuñu ko régler à eux seuls il faut ñu lëkkaloo ak donc il faut ñu ndaw réew mi yëpp léegi opposition boobu lëkkaloo ak nguur gi ñi nekk ci si nguur gi di dogal ñoom ñooy xoolandoo ensemble les problèmes yi nga xam ni mooy problèmes yi nga xam ni Mauritanie yëpp la concerne problème national ñu jéem a ko régler bu ñu ko paree nag ku nekk dellu si sa mbubu opposition bi dellu si mbuboom kuy doxal réew mi dellu si mbuboom ñu def seen rôle mais am na fa nga xam ne du fa tolloo bu amee problème bi nga xam ni c'est un problème majeur bi nga xam ni tey problème bi dafa concerner vraiment toute la Mauritanie concerne les citoyens de toute la Mauritanie su boor donc foofu duñ ko bàyyi ak nguur gi tax am na fi problème yi nga xam ni buñ ko bàyyi ak gouvernement bi kese du dem ndax su boobaa ñu di gouvernement bi dafay def en règlement de compte wala ñu ne su boobaa gouvernement bi dafa def nii dafa def ne mais bu lënkoo ak ñi nga xam ni tey ñoo fi nekkoon démb ak bërki démb ak at yu passé yi di réclamer si yooyu situation ñu woo leen ni leen pour un but bien défini on a un sujet am nañu ay problèmes yi nga xam ni war nañ ko régler ñu toog sur la table ñu waxtaan si problème yi kooku opposition inclus pouvoir suñu paree kenn du man jam sa morom danoo ni kii citoyen réew mi yëpp ñoo ko régler loolu moo tax man gouvernement bi mu ubbee brèche boobu liggéey ak opposants yi si benn domaine boobu dam koy rafetlu xam ni kooku c'est la pure démocratie et puis lu rare lañ koy gis tey si àddina bi buñ ko gisee si Mauritanie duñu war am satisfaction la pure démocratie bu wóor ak bonne gouvernance bu mu la yóbboo Waalo bi nga dëkk taxawaayu acteurs yi doy na waar doylu waar xëy na ndaw politique bu mel ni Aline Diadji wax ko parce que jaar nga ci takk nga ci rip ba taxaw tay ji ak yii yëpp nga xam ni yaa ngi koy wax ci doxalinu réew mi bu ma la yóbboo fa nga dëkk taxawaayu acteurs yi ak yooyu naka nga ko gisee man dama naan ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi bay suñu waar ñu bare nee nañ dafa dagg kenn comprendre tul xam nga mbir soo koy analyser da nga koy xool profondément mooy da nga koy xool ci biir xam lépp li nga xam ni ca gannaaw ba nga am élément yëpp après nga doog a tirer conclusion Mauritanie am na fi instant yi nga xam ne Waalo fu mu nekkoon ak Waalo bi léegi du benn lu tax parce que ñi fi nekkoon doon woyoo Waalo doon woyoo communauté Waalo ñooñu tey nekkatuñu fi te ñu xeex loolu ba indi Waalo fi mu nekk bu leen fàtte il faut les remercier il faut vraiment nga xam ni Waalo fu mu nekkoon ak fu mu ñëw léegi y a une très grande progression am na si avantage bu mag am na si rëy waaye su na fi mu newoon ñun nag léegi suñu taxawaay mooy ñu gën fexe ba fii que suñu aîné indi ñun ñu fexe ba ñu yóbbu ko fu gën a kawe foofu fu gën a kawe foofu mooy bu mu tolloog tey boo doon wax yeneen localité si Mauritanie yëpp bu ñu xaw tolloog ñoom wala bu ñu yem ak ñoom si benn niveau de train de vie ci loolu lu koy maye mooy taxawaay mooy pas-pas mooy ñu organiser wu organisation la laaj te man sama laajee si sama dëkk bi ma jógee alhamdulilah ñu fa nekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm taxawaay bu rafet la ñu am fépp fi nga xam ni tey doomaanu mauritanien war na fa taxaw daañ fa taxaw fi nga xam ni doomaanu communauté bi war na fa taxaw dañ fay taxaw lu ñu war a waxal Mauritanie yëpp dañ koy wax lu ñuy waxal war a waxal waa dëkk bi aussi dañ koy wax léegi nag am na li nga xam ni problème bi nga xam ni xam nga duñu yow li nga yoreewul munoo si garanti kenn mais da ngay am problème nga indi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko régler après nga suivre nga toog xaar ñoom mais li ma bëgg xam mooy ndax am nañu tey ñoo xam ni lu ñu jukki rek ci tolof jox leen ko ñu régler ko parce que loolu baax na ci avancement aussi Mauritanie nag côté boobu soo ko waxee xëy na
dinaa si man tontu. waaye du ma la wax xam nga mbir dafa leer. télévision laa nekk. dañuy gis ne am nañu problème ndox. boo ñu jëlee problème bi dañ koy yóbbu ki nga xam ni moo war a régler problème ndox nga jox ko. loolu mooy am solo mooy doxal yow loolu mooy rôle. am na ña nga xam ne loolu seen rôle la spécialement. ña nga xam ni yàlla dafa def tey waalo ñoo leen jox li ñu yor. réew mi jox leen li ñu yor. ñooñu su ko defee bu ñu demee seetu sa problème indi yëkkati sa problème bu ñu ko war a yóbbu jox ko les concernés pour ñu régler. léegi nag taxawaayu waalo bi wala taxawaayu doomaanu réew mi wala taxawaayu politicien bi mooy lan. problème boobu ñu dénk ñu ko war a régler ñu suivre ko topp ko ba xam ñu ko war a régler ndax ñu ngi koy régler pour ñu nekk li foofu. ñu nekk ci waalo gi riverains yi foofu dafa am jamono gëmatuñu ñi nga xam ne ñooy bàyyeekoo fii di wàcc si muy bu ma la bëggee wax représentant yi mooy ressortissant man mii dëkk ma Nouakchott sutura maa ngi dëkk Rosso ak ñeneen ñu nekk doomaanu réew mi am cër nag ci réew mi war ko doxal ñu nekk ñi ci gox-goxaat yi gëmuñu ñi nga xam ni ñooy bàyyeekoo fii di wàcc foofu lan moo tax dafa am conflit wala ay dige ñoom daal wala dañu gis ni seen taxawaayu ñi leen di représenté fii dafay na sax loolu dama ko yàgg seetlu xam nga boo amee programme fii fi sele sa programme fii dem di ko jukki ci suñu tund yële dama gis lu bari dafay am nasax bu ci nekk xëy na suma wolof moo leerul moo tax sa question bi xaw jaxase ko mais li mu si mën a non Aline yow li may wax dund nga ko certainement man dund naa ko li ma la mën a am nañu kuréel wala amuñu kuréel fii waaye fii la ñuy nase xam nga fii la ñuy nase est-ce que jaadu na bokk bu ma bëggee nga comprendre waaw nga nase fii yóbbu fële xam nga wala xam nga lépp bu ci gën xam nga lépp waalo la gis nga tey ñi nekk ñi fii di ressortissants yi ngay wax ñoom ñëpp ay doomaanu waal lañu te lu leen indi fii damay dégg mag ñi di ko wax toujours tax tey yàlla tere waaye ku fi am tolof wala nga génnoon àdduna dañ lay yenu delloo la kon dëkkuñu fii nan ñëpp dañ fi ñëw pour liggéey sutur la waaye nag jaadu na fi nga dëkk aussi nga waneen yow tam foofu nga dëkk kon looloo tax mu am boobu nuance mais waalo je pense que benn doomaanu waalo tey du négliger village am ndax munoo am ñu sut ñu la indi si àdduna tey ba nga am li nga am mooy sa ay wayjur mooy sa ay frère sa ay sœur sa dëkkandoo sa village ndax gis nga dafa am solo nga toog jékki-jékki wàcc dëkk ba waxtaan ak ñoom xool si lu ñuy dund xool si lu ñu nekk ndax nekk naa ko def la belle vie alors que yow yaa ngi bàyyi sa ay wayjur si wàllu si tolof loolu du politique politicien bu koy def ku nekk kenn mënul ko tuddee sax politicien donc foofu bu amee en tout cas ñun suñu dëkk loolu amu fa ndax tey ku fa wàcc si cadre bu nekk fii ak ressortissant lu mu tuuti su wàccee dëkk ba mu ngi mel na foofu la fanaan dem mu ngi mel na fa la yendu donc dara umpuwunu su ñoom problème bu ñu yeewoo mu yendu su ñun problème bu ñu nar faanoo mu yendu su ñun donc ñu ngi si taxaw di si béy te loolu la ñuy ñaan à ce que yeneen doomaanu wàllu yëpp def ko problème bu ñu déggoo si beneen dëkk wàllu aussi ñu def si lu ñu def suñu problème dëkk gis nga ko si ay fànn yu bare sa kanam donc ñun loolu barrière amul foofu te ñaanuma doomaanu wàllu ñëw fii fàttee ginnaawam te soo gisee lay politicien wàllu yëpp di def li ñuy def je pense que tund wàllu ya tax fa tabarakallah maa ngi nuyu monsieur le président Assane Gaye bu Apralao di nuyu mbokk Apralao yëpp démb ñi ngi nekkoon ci li nga xam ni moom mooy terminologie la ko tubaab di wax kàllaama wala fi nga xam ni moom la nit ñi di jëfandikoo surtout ñun ñi journalistes yi ñu ànd si nag ak suñu mbokk pulaar yi ak toute la nation ngir rek jukki kër gu nekk rek nga defar sa taxawaay waaye lëkkaloo bi moo ci rafet moo ciy gën moo ñuy yóbbu ci unité nationale di nuyu Cheikh Abdel Aziz ca Rosso Mauritanie doomaanu Rosso yëpp nga xam ni saa su jot ñu ngi topp seen émission pencum askan wi di ko rafetlu Aline Diadji boo nekkee ci réew surtout nga nekk ndaw bëgg lu am ñu boole la ban taxawaay ngay am waaw maa ngi lay remercier encore une fois di
feddali aussi sama nuyoo si ñi ngi fi tudd ñëpp. doyen Assane Gueye suñu papa la. suñu tonton la. doyen Madine aussi. Madine Ba gisali ba fa laa jëmoon Fall. man ni doyen Assane comme moom da nga ko tudd ci man mu doon sama xarit di sama tonton. waaw ku baax di ku baax. waa donc kooku soo ko tuddee fii jaadu nañu feddali nuyoo bi di laaj yaram bi. honorable député Madine Gisali ak ñeneen ñu mel na ñoom ñëpp ñu nekk ci réew mi ñoom tonton Fassa. donc fii mu toll nii. réew bi soo xoolee nu muy doxee nii. ku nekk mu ngi bay waaram si fu mu ko waree bay. tey man su ma toogee fii leer na la tey fu mu toogee fii. yàlla ak seen pas-pas ak seen taxawaay. ak sa taxawaay yow. waaw non parce que bu ñu la ràññeewul woon doo fi toog mais mën naa ni am na 20 ans passé. xëy na bu ñu xoolee télé bi dañuy gis benn 5 minutes rek. mu wallaay ndeysaan loolu ñëpp war nañu ko wax waaye bu ñu daan déglu léegi rajo bi di déglu suñu xale yi nekkee si rajo bi. di leen déglu yéen ñi nekk télé bi. saa yoo taalee télé moo ti ni mën nga fa am. li mbégte la léegi mbégte la. donc foofu laay ñaxaat. doomaanu wàllu yëpp. ñuy am benn xalaat di xool toujours li xew seen réew. si sa question bi laa jëm. ndax di xam lu xew sa réew. am na solo dafa am solo. jiital sa information réew pour nga xam que. il faut ngay am les médias. il faut nga am télé yi mu retenir sa kër. am rajo yi di ko déglu. ak di ko seetaan ndax lu si ëpp solo mooy question bi nga posé soo bëggee li ñuy ceeb nga jox la sa wàll. waaw il faut nga am taxawaay. mais taxawaay boobu balaa nga koy am il faut nga xam déjà am na lu xew. information boo ko amul. doo mën taxaw waaw doo mën defaru. il faut nga am information bu xew ci réew mi ba pare. dëgg la après nga xool yow ban forme organisation ngay def. ak ban taxawaay nga mën taxawaay si boobu information. mais bu dee yow yëgoo tinoo. nga jékki bañ la kii am na démb. mais yow booy kuy laaj kayit balaa nga naan naam. naam ne fa. donc loolu mooy